dal leen ak jàmm seen xibaar jot na ci guddi gi fii ci Prestige Thiès TV ñu dooree ko rek xibaar bi nga xamante ne xibaar bu tiis la ndax ca quartier Grand Standing nekk fii ci diwaanu Thiès rawatina ca Thiès Ouest mu mel ni dund nañ fa fan yi ñu weesu ay jafe-jafe yoo nga xamante ne kat mi ngi jëm ci wàllug mbedd mi rawatina tali bi mu mel ni rek ab ndaw soo nga xamante ne rek mënul dawal àndoon ak ki nga xamante ne rek moo di góoram ñoom nag ñoo dal ci kaw juróom-benni gone yoo nga xamante ne daal indi na ay gaañu-gaañu yu metti ci ndaw yooyee duñu def rek lu dul déglu ci kii di Saliou Ndiaye moom ma nga dëkk foofee ci quartier Grand Standing yëkkati na ay kaddu li nga xamante ne rek moo di ay leeral ci drame boobu naka la dikkee duñu def lu dul déglu ko ci micro Ramatoulaye Cissé. waaw accident bi jéye bu rëy la ndax jéye mënut a romb fekk ay xale yoo xamante ni kenn amu ci fukki at ak juróom ñu toog ci banc public boo xamante ni waa koñ bi ñoo leen ko aménagé pour ñu fay toog war a ne ci sécurité di nekk seen fo ab oto jóge fële jël banc bi yóbbaale leen. ñun ñu ko nekk première personne yi nekkoon ci fekk leen foofu circonstances yi ñu leen fekkee circonstances yu méttee métti la ay blessés yu extrêmement grave mu tolloog jour gàmmu nekkoon ni ambulance yu bari génnoon ba sapeur sax amul woon ay moyens yu mu mobiliser ñu toog lu mat 45 minutes voire 1 heure de temps xale yi tëdd du souffrir je pense que jafe-jafe ak méttit mënut a weesu loolu keroog waajur yi ko fekkee ñu bari ci ñoom jooy nañu loolu nag li ko wundu ba indi ko nekkul lu bees. dafa nekk loo xamante ni waa koñ bi dañ ko yàgg a wax mooy problème mu bi nga xamante ni tali bi indi na ko fi mu doon lu baax mais mu jur lu bon moo ñu yor ay oto seen oto papa yeeg seen oto yaay di ko fooye loolu dañ ko war a arrêté parce que kenn du bàyyi ba ñu rey sa doom nga jug naan yàllaa ko dogal kooku duñ ko nangu. fii soo fi toogee fii chaque ngoon beaucoup de jeunes dañuy génn yor seen i oto waajur di daw nu leen neexee yokk seen musique di fo alors que ka ngay fekk moom mu ne ci. këram di génn yaayam yónni ko mu rey ko kooku mooy perte loolu nag incha allah koñ bi dina ci jël ay responsabilités wu gannaaw bi nga xamante ni ci ay at yu néew ci ay weer yu bari alerté nañu autorités yi fi nekk ci phénomène boobu. ginnaaw jafe-jafe yooyu nga xamante ne mi ngi jëm ci wàllug kaaraange am fa li nga xamante ni moo di Grand Standing tax na ki la di maire bi nga xamante ni moo féete ci wàll wi di maire Thiès Ouest di Aliou Sow yëkkati ci ay kaddu daal di wax lam ca xalaat du ñu def rek lu dul déglu ko ci micro Pape Thioune ak Cheikh Fall. di métit ak di naqarlu d'abord comportement ñi yoroon oto bi mais métit lu aussi li dal xale yi parce que man du luñ may nettali dama nekkoon fii en réunion parce qu'on était en train de préparer le bilan de nos 7 ans de gestion pour population yi ay 20 heures yooyu la ma suma frère Mame Saliou woo ne ma vraiment accident bu terrible am na Grand Standing ba xale yi ñu ngi hôpital. J'ai dit aux gens man je peux pas rester ici daal ñu may woo délégation gàmm ma ne leen non lii moo gën urgent loolu après ci laa bàyyi ñi ci salle bi ma dem hôpital mais j'avoue que je suis ressorti de la salle les larmes aux yeux parce que man bi ma tiimee xale yi am na loo xam ne boo ko tiimee dootu affaire statut mère mais c'est le père de famille tiim xale yi ñii seen tànk yi presque seen côté kii dagg carrément bay lang seen tànk yi dammatoo xol mënu ko woon muñ quoi. Bon, je suis resté là-bas avec ñoom ba benn moment j'ai dit à Mame Saliou il faut qu'on aille à la police voir le sort qui est réservé à la fille maanaam ki jàpp ki def loolu ci ban condition la nekk et qu'on puisse ensemble regrouper tous les certificats médicaux et faire une plainte corsée parce que nag fii Sénégal li ñu fiy maslaa dafa bari su fekkee am nga yabaate gu toll ni jël sa oto dugg ci biir amoo permis ñaar oto bi amul immatriculation ñett ngay snap ci biir oto bi ba bëgg a rey juróom benn doomu jàmbur je crois que ñi koy négocier ci sax dañu war a nekk à la place de ces des pères de famille. delloo leen ñu li ñu moom maanaam suñu gare routière nekk na ab yuuxu boo nga xamante ne daal askan wi nga xamante ni ñooy dund ca jogo def nañ ko ndax ñoom nag xamle nañ ni ñoom ak ñi leen wër ñoom ñoo ko moom waaye nag suñu ñi nga xamante ni ñoo di askan wa daal nañuy wàcc sax ca mbedd ma daal di wane seen naqar ci wàllu gu neen mel ndax nee nañu daal loolee nekk na loo nga xamante ni ñi takk ndombal tànku dëkk ba war nañ cee jokk du ñu def rek lu dul déglu ci askan wa ci lañ ca dénk ci li nga xamante ne rek moo di micro Prestige Thiès. li ñu tax a jóg nag mooy jogo dañu ko voteeloon gare routière boo xam ne ñi ko doon voté dañu ko voté jogo daal di koy gagné ci kartanu yàlla gagné woon bu leer fekk GCO bi nga xam ne mooy exploité mine
fii ci goxu Diogo ci commune Darou Khoudoss diggoon commune bi ni da koy tabaxal gare routière ñu voté ko Diogo daal di koy gagné lu tax Diogo gagné ko parce que Diogo fi mu nekkee buñ ko fa tabaxul askan wi dañuy sonn ndax boo wàccee Daaru Ndoy Cal Daaru Faal Mbaye Kawsara Daaru Njaay ba ngay egg Diogo ak dëkk yi ci ginnaaw buñ fi wàccee guddi fekk gare routière bu nekk foofu insécurité dana am parce que fii dañ fi rey ay nit ndax kiñ fi mujj a rey ñi ko rey ñu ngi ci kaso bi te ay xale yu ndaw lañu yoo xam ne fii lañu dëkk kon gare routière Diogo Baye Djibi Diop yal na ko yàlla doole ay leer te doole ko yërmande bi mu génnee àdduna yàggul leetar yi mu bindoon maire ak sous-préfet bi fi nekkoon mi ngi fi te mooy mémorandum bii ñuy liir loolu la Baye Djibi bindoon ci ne gare routière bi ñu def ko Diogo ma tëgg mooy sécurité ci dëkk bi te itam comme voté nañ ko gagné nañ ko loolu nañ ko fi def waaye d'accordul ñu def ko feneen gannaawam. li nu naqari tey li nu fi dagale ñun ñëpp kenn ku ne xam na ko ndax diggante Daaru Ndoy ak Diogo sore na lool ñu bëgg a jël garas bi sànni ko Daaru Ndoy te Diogo li mu boot daa bari fii ba xonq yooyu ba lompul lépp ci Diogo la ku bëgg a wàcce fii bëgg ni da ngay dox ba Diogo nga door a ñëw woyu yi mën naan laa kar te bëkk déem Daaru Ndoy képp la fi woyu yi rey nit ak jabaram fii bëkk déem maa la fi jàpp nit tëdde ko fii kon nag léegi bu ñu fa bee garas bi sànni fii jigéen di jóge ci àll ba di dox di dikk te yor xaalis mën nañ laa rey te baana baana yi daa bari fii ba Diogo baana baana yi bu guddee fii lañ leen di sànni ñu sànni la ci diggante bi nga dox ba Diogo ñu agressé la ci yoon wi rey la bu boobaa yow ñàkk sa bakkan te bu ñu la reyet ku ñu xas yow ñi nga xamante ne moo di chauffeur sa bañ ko déggee nag ñoom itamit xaaruñu dañoo daal di jóg daal di wax li nga xamante ni moo di seen xalaat ci wàllu gare routière boobee nga xamante ni nee nañu Daaru Ndoy moo ko moom te loolee nag kenn mënu ko beddi ba tax na seen secrétaire général di Alioune Ba yëkkati na ci ay kàddu duñu def lu dul toppandiko ci jafe-jafe garas bu ñu am fii ci Diogo garas bi am naa yaakaar ne depuis ci Cheikh Ahmed Tidiane Dièye ñu ngi koy nas ma fekke woon ci ay jotaay yu bari yàlla dogal jamono di dox ba tey la grande côte opération giseeg ñi nga xamante ne si mooy seen partenaire muy les chauffeurs de la gare routière de Fass Boye ak de Diogo pour ñu mën a waxtaan fan la ñuy defar seen gare routière ñu daje ci mairie Darou Khoudoss ak ñi nga xamante ni ñëpp war nañ caa mën a bokk ñu nangul leen ni gaz war naa mën a taxaw fii kon ma yaakaar ne tey entreprise bu toll na GCO du jël ay millions mu def appel d'ordre entraîneur bu dëkk Mboro Cheikh Fall gagné ko ñu commencé benn gare routière ay tierces personnes taxaw ci àll bi ne gare routière mënut a nekk loolu yaakaar naa mënul nekk te ab dëkk boo ko dee suqale da ngay xool potentiel ba mu laaj muy benn fii nga taxaw ñetti point ñu ngi sawet boo demee Cosma Fass Boye am na tableau bu nga xamante ni Mboro la jëm am na tableau bu jëm Ngaay am na tableau bu jëm Kébémer ba Touba kon nag tey à 50 mètres de foofu nit ba fa gare routière kon yaakaar naa gare routière fa la mën a nekk te du ñun bu ñu naxante ndax tey ki nga xamante ne moo jiite marché bi ñu waxoon Diogo man de xam naa ko nii mais du chauffeur client la donc damay fekk gare routière cuub ji ëpp maa ko jàppal intérêt nag ñun ñëw ñu fi pour contre Darou Ndoy wala contre Diogo kaw wala contre Fass contre qui que soit dañuy ñëw ñu xool li nga xamante ni moo adéquat ñu war koo def ñu def ko muy gare routière bi fii en tout cas li ñu bëgg mooy GCO bi nga xamante ni moom mooy ndeyu mbi ligi mooy maye mooy jox ko bam il est temps que mu jóg wàcc ci terrain rek moom mooy arbitre bu mag bi moo mën a taxaw dëgg ni maa joxe sama xaalis fii la ma mairie jox maay fii tabaxal gare te yaakaar na loolu moo mën a nekk. jël sa doom daal di koy jox ay këyitam yi mu yellool ngir mu mën a jàng na mu waree daal toppandi it lim moom ci wàllug rek àdduna tax na nag ñi nga xamante ni ñoom ñooy yëngu ci wàll wi daal di ñëw nag daal di ànd ak bàjjenu gox yi ñoom ñi nga xamante ne ñoo di J'existe ànd ci ak ñeneen ñi nga xamante ne rek ñoo takk ndombal tànku dëkk bi ngir nag daal di jàppale xale yi nga xamante ne jamono ji am nañ ay jafe-jafe ci biir l'école yi ngir jot seeni këyit ba tax na daal am na ci ab wax bu yaatu woo nga xamante ne def nañ ko ngir dénk ko askan wi ci nees def ngir jàppale ndaw yi ngir laata ñuy dëgërandi ñu mën a jot seen i këyit du ñu def rek lu dul déglu ci Abuja moom nag moo yor seen kàddu dikk na ci lan mooy ëmmëg yor say këyit ginnaaw ba nga duggee ci l'école. fi mu toll nii depuis démb ñu ngi dox benn ni ko suñu maire bi doon waxee Talla Sylla benn ripañ benn doxantu muy caravane jóge nañu démb ca commune est
tey ñoo ngi ci commune nord suba bu soobee sunu borom dinañ dem ca commune ouest waaye tey ci soobee yàlla ci ñeenti waxtu muy 4 heures dinañu jàkkaarloo ak nit ñi def ak ñoom ab waxtaan jéem a xool nan la ñuy génnee lënc yi ci nekk ci nga xamante ni mooy mbirum kayit won leen yoon yi ñuy war a jaar bu fekkee ni dañoo bëgg a am kayit bu fekkee xale bi dañ koo yéex a déclaré wala xale bi bu fekkee musul am kayit wala sax ay mag ndax démb am nañu mag boo xamante ni kooku mag la mun nañu wax ni am na 40 ans wala lu ko ëpp te amul kayit ñooñu ñëpp dinañu jéem a xool daal nan la ñuy waxtaan ak ñoom ba won leen yoon yi ba dimbali leen ñu mën a am kayit caravane bi nag boo ko xoolee caravane information la ça veut dire que dañuy yee nit ñi ci ñu bàyyi xel ni xale bu juddoo du ngénte ba la ñu war a toppatoo du solo ba la ñu war a toppatoo ki nga xamante ni moom mooy xale bi moom mooy mbirum ngénte bi moom mooy centre d'intérêt bi moom moo ëpp importance que li ñuy defar jour ngénte bi kon moom bu juddoo rek war nañ koo déclarer te ci déclaration boobu weer la am na weer ak fukki fan ak juróom ba at bu passé at nag day nekk lu ñuy wax jugement de naissance te jugement de naissance bu ñu ko waxee dana yóbbu sa doole dana yóbbu sa xaalis te dina doon temps bu gudd des fois mun na am sax ni xale ba du teel a jot kayit ba du mun a def examen boobu te bu ñu xoolee ni am na examen yoo xamante ni ay concours yoo xamante ni doo ko mën a def lu mel ni Prytanée militaire lu mel ni ENA ak yu mel noonu te xale bu xasee ba am jugement moom mbiram daal dina xaw a mel ni sax lu doy waar. ab procès dal nañ koy yëkkati daal di koy jagleel ñi nga xamante ne ñoo di waay dundin yi ci askan wi nga xamante ne dañoo am ay jafe-jafe fële ca diwaanu Morolan kile di maire bi ci fan yi ñu weesu daal nay indim ndajeek waxtaan boo nga xamante ne daal saytu na ko jëmale ko ci askan wi nga xamante ni war nañ leen jàppale jamono ji ndax it dund gi jafe na loolu ba tax na rek ab koppar gu yaagoo nga xamante ni daal ab projet la boo nga xamante ne dañ koo taxawal ànd ci ak ndimbalu coopération italienne du ñu def rek lu dul déglu ci Awa Sow moom nag moo di jokkalekat bi maanaam coordonnatrice bi am na lu mu ci yëkkati ci micro Bambali. PAREM mooy projet bi nga xam ne gouvernement italien moo jàppale gouvernement Sénégal à travers le ministère de la femme de la famille du genre et de la protection des enfants pour gannaaw bi nga xamee ni ndóol gi ñëw na ba jàpp lu bëri ci kër yi dañoo bëgg a jàpp kër yi ñi fàggandiku. pour que lu mel ni Covid bu fi ñëwee te ñu mën koo fàggandiku mën ko waajal donc waajal bi nag ñu ngi ko gën a jubale ci jigéen ñi nga xam ne ñu ngi ci biir kër yi ak ci entreprise jigéen ñi ak ndaw ñi nga xam ne dañoo Covid bi daf leen jàppoon loolu lu am importance la. waaw objectif principal du projet bi mooy dañuy jàppale gouvernement Sénégal ci mbirum résilience population bi résilience bi mooy li ma wax sànq fàggandiku bi. loolu daal xam ngeen ni Sénégal moom bi nga xamee ni Covid bi ñëw na son excellence le président de la République moom ci boppam dafa jël 1000 milliards teg ko ci Sénégal distribuer ko gisoon nañu ceeb beeg gisoon nañu ak entreprise yi mu doon soxali gisoon nañu yëpp ci looloo taxoon nag bailleur de fonds yi ku mel ni gouvernement italien moom tam di ci bay waaram ci loolu la dimbali mu ni ci biir programme boobu gouvernement Sénégal teg man tam dama ciy dox dama ko ciy dimbali moo tax mu teg PAREM. waaw choix bi ci commune bi Morolan nag moom dañ doon d'abord dañoo choisir région yi ci région yooyu nag biñ koy choisir dañ ko tegoon ci ñaari jumtukaay bu njëkk bi ñu ngi ko tegoon ci cartographie Covid beneen bi ñu ngi ko teg ci li tubaab yi di wax te waa ANSD di ko tuddee indice multidimensionnel de la pauvreté maanaam ndóol gi ni mu tëddee ci dëkk yi ci loolu la ñu sukkandiku ba choisir 4 régions d'intervention prioritaire yi muy région de Dakar région de Thiès ak région de Diourbel ak région de Saint-Louis. kii la di maire bu commune du Morolan moom nag daal nay rafetlu lool li nga xamante ni moo di projet boobu daal nay wax ni sax nag gis na ni coopération boobu dox diggante Sénégal ak Italie lu mën a jàppandi la ba tax na rek nee na projet bi sax dafa yegg si ca waxtu wañ ko soxla du ñu def rek lu dul déglu ci ki nga xamante ni moo di Yves Lamine Ciss moom nag waxtaan na ci ak Ahmadou Bambali. waaw dama leen di gërëm aussi waa ministère bu yore mbirum jigéen ñi biir Sénégal di gërëm aussi nguuru Sénégal parce que lii defe naa ni ci nguuru gi la jóge ñoom nag defe naa ni ñoo def seen tànneef soog a ñëw wax ñu ne tànn nañu commune Morolan maanaam biir département Tivaouane
dañoo tànn commune Pekes ak commune Morlan ñu jagleel leen projet bu xam ni lu am maanaa la ci ñun ndax boo seetee commune Morlan boo xoolee aussi ci wàllu ndóol am na fi am na ñoo xam ne tamit ay woy laagoo lañu maanaam léeg-léeg aussi dañuy am jafe-jafe ci seen wàllu dundin projet bii bu ñëwee nag jàppale ñu defe naa loolu lu am maanaa la parce que déjà taxawal nañu benn comité boo xam ne da doon xeex mbas mi comité boobu tamit di bu ñëwee day doole ko ci loolu te day gën a dooleel encore liggéeyu comité boobu au passage maa ngi rappelé nii waa programme des Nations Unies aussi am nañ programme bu xaw a mel nii bu jàppale entreprise yi parce que mbas mi dafa laal ñëpp projet bi nag defe naa ne wax naa ko sànq ñun dañuy gërëm yàlla mais gërëm aussi ñu ko indil waaye tamit sas na ci ñun sas na parce que suñu indilee suñu tànnee ci fukki commune ak juróom-ñett ñu tànn ci ñaar nga bokk ci ñu tànn loolu sas na ci yow pour que projet bi nga fexe ba mu antu moo tax ñun dañuy encore santuwaat madame Sow nga xam ni moo yore projet bi ñu xam ko bu baax ci liggéey bi mais aussi gërëm waa département Tivaouane maanaam administration bi muy préfet bi sous-préfet yi ak service technique yi yëpp ndax ñoom bu ñuy tànn commune Morlan ñun fekkiwuñu donc defe naa ni dañu war a gërëm ci confiance boobu mais aussi ñu jàpp ni dinañu def lépp pour ñoom ñu bañ a sëgg dinañu def lépp pour que projet bi réussir fii commune Morlan mooy fexe ba ñii jot ci xaalis bi tamit ñu koy delloo. ñu waxtaane leneen jëm ci wàllu politique toog daal di jàpparloo ci benn table daal di waxtaane li nga xamante ne moo ñu soxal loole nag Abdou Mbow wax na ko nee na lu rafet la ngir itam ay solution daal di am ci doxalin bi nga xamante ne moo soxal wàllug mairie yi ak yóotu gi ñu koy yóotu mu mel ni rek nee na fi mu ne nii dañoo seetlu ne doxalin gi dafa soppeeku bu baax a baax te li koy indi nag ngir mu daal di gën a am ay leeral moo dañu toog daal di ci waxtaan daal ci sottante xalaat moom Abdou Mbow bokk na ci APR duñu def lu dul déglu ko ci. Président Macky Sall am ay réalisation yu mu def ci dëkk bi ba dëkk bi ñi nga xamante ne nii mën naa ne démb nekkoon nañ suñu wujji ñëw ànd ak ñun loolu moo ko may l'Alliance pour la République ak Benno Bokk Yaakaar mais nag loolu kenn du ko jël di ko sànni kenn du ko jël di ko def li ñuy wax asalo parce que je voudrais rappeler que ñetti élection yi nga xamante ni moo fi mujj élection présidentielle dëgg la réew mi moo ko gagné élection législative Benno moo ko gagné élection référendum Benno moo ko gagné élection yi nga xamante ni moom mooy ay élection locale en 2014 on a dit que les listes dissidentes ensemble ba kii képp koo xam ne taxaw na seen kanam waaye loolu nag ñooñu suñu àndee mooy ñaar ñu am doole suñu àndee kenn mënu leen a résister à Thiès waaye ànd bi comme ni ko Abdou Fall di waxee na nekk ànd nawle ñu xam ne la légitimité bi ñu am au niveau de cette localité elle reste intacte et dama bëgg a wax nag ne nos ambitions au niveau des communes de Thiès, de la ville et du département restent intactes. Nous sommes à partir de ce moment à l'assaut de toutes les collectivités locales. Il va falloir maintenant ñu toog waxtaan xool li nga xam ne kilifa yi dinañu ko digal waaye nag mu gën ci réew mi gën ci responsable yi ba pare gën fii ci dëkk bi. dañu des ci wàllu politique waxtaane local 2022 yi Thierno Alassane Sall fi mu ne nii nag daal di lay leer nañ ne moom candidat la ci mairie bi di Thiès mi ngi koy yóotu te wax nag ak moom mi nga xamante ni moo jiite République des valeurs daal di koy saytu ci ay dossier ñu génn daal di waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoo di askan wi xamal leen ni kat mairie bi nga xamante ni moo fi toogadi doxalinam rafetlu ko dara du ñu def rek lu dul déglu ko ci moom Thierno Alassane Sall ci micro Ahmadou Bambali. démocratie mbirum citoyen la mbirum képp ko am baat la ci réew mi képp ko bëgg sa baat ñu nangu ko wax naa ci mbirum jàngoro yi nga xam ne moom moo lëmbee suñu communauté suñu mairie yi muy commune rurale yeeg commune urbaine yi taxaw fi di ndamu ni non seulement dama leen mburoog soow mais maa ngi leen di waaj a coloriage fekk boobu Thiès ci boppam amatul perspective dañ daan ne dëkk la boo xam ne dëkk mooy Carrefour benn dëkk ñaar raay tey dëkk bu ñu contourné la
autoroute yi dañ ko nar a wër gaar yi dee amatul benn industrie amatul benn xëyukaay bu dul ay Jakarta loolu moo nekk Kaolack moo nekk Diourbel bi nga xam ne ku ko xool xam ne dëkk la bu mu mel ni musée moo nekk Podor moo nar a dal Tamba ndax dañuy seetaan mburoog soow mi nga xam ne nee na loolu la yéene Thiès ak Gloria muy law ci Sénégal yëpp 88 fii la du mburoog soow nitum Thiès moom muy wax dafa juum peut-être dafa dajeeg ñooñu nitum soow ñu wëlbati seen bopp nitum Thiès ñu wëlbati seen mais yeneen nitum Thiès ñoom ñooy nitum Thiès fa ñu waree bañ dañ fay bañ donc nañu dem sol suñu dàll expliquer enjeu yi lan mooy mbir mi fan la ñu jëm lan la ñu bëggal suñu réew loolu tax ma taxaw fii tey di wax ni que incha allah 2023 dinañ nekk candidat 2023 bii ñu jëm 2022 23 janvier 2022 on sera candidat à la ville de Thiès. jaajëfal leen ci ànd bi ngeen di ànd ak Prestige Thiès TV ak si nañu ci seen xibaaru biir réew mi mu mel ni rek wàllu trafic bu faux passeport yi tey ñu ngi koy waxtaane mu di passeport diplomatique yi assemblée nationale nag fi mu ne nii daal nay defam ndaje ci fan yi ñu génn ngir nag daal di taxawal li ñuy tuddee comité ad hoc actualité nationale maanaam xibaaru biir réew mi duñ def lu dul ànd ceeg Fatou Karagé. ñu tàmbali xibaar biir réew mi ak douane bu Sénégal ba nekk ca Foundiougne île du Saloum nangu nañu ay garab yu ñuy tere yu baaxul ci wérgu yaram askan wi garab yooyu xayma nañu ko ci lu tolloog téeméeri million ak juróom benn fukk ak juróom mbir moom moo ngi am ci dibeer gannaaw ba ñu amee dàkkante bu métti diggante diwaan ak Sambamboy ñu toftalee ko ci wàllu ñett yi jëm ci wàllu mas mi réewu Amérique may na suñu réew 336 000 doses ci Johnson & Johnson ñàkk yooyu benn yoon rek lañu koy ñàkku mbir moom moo ngi bokk ci initiative COVAX Sénégal jotoon nañu ko 302 400 doses loolu moo ko yóbbu 638 000 doses pour ñu mën a xeex mas mi ñàkk yooyu démb lañu ko indi ci Sénégal ci aéroport Blaise Diagne ñu jeexalee xibaari biir réew mi ak assemblée nationale fësal na tey jii ci aljuma ji turu fukki député ak benn ya war a saytu yëkkati malaanu kiiraay ñaari député yu war a bokk ci wàllu trafic passeport diplomatique député yu war a saytu loolu mooy Cheikh Abdou Mbacké Mame Diarra Fam Aymérou Gningue Adji Diarra Mergane Diema Diaïba Pape Biram Touré Sira Ndiaye Mborkan Ndiaye Djibril War Cheikh Seck et Marème Soda Ndiaye li leen leen indi loon seen xibaari biir réew mi. mbokk yi ñu yegsi ci xibaaru biti réew danañ dem ca Malien li ko waral moo di fan yi ñu weesu ab chef bu groupe bi nga xamante ni mooy jàppale l'islam gi waaye it ñi di ñi gëm wàllu diine ak l'islam ñoom nag it dëkk fële nga xamante ni moo di Gourma mu mel ne rek kenn ci ñoom ñi di waa Barxaan daal nañ koy teg loxo ñu ànd ci ak Ramatoulaye Cissé. ñu tàmbali xibaaru bitim réew yi ak réewu Mali état-major de l'armée bu réewu France daal dina yëgle ne teg nañu loxo ki nga xam ne mooy Nasser Al-Tergi nga xam ne moo ngi bokkoon ci groupe de soutien à l'islam et aux musulmans jege woon loolu tamit Al-Qaïda moom mee nag ñoo ngi ko faat ci jamono ji nga xam ne Mali moo ngi doon jéem di négocier ak terroriste yi di fàttale ne Nasser Al-Tergi nekkoon na benn cadre bu mag ci GSIM nekkoon ñaareel katiba du gouvernement serment ak tamit chef gouvernement moom nag ràññee woon nañ ko loolu ci bomb yi mu doon teg ngir amal ay attentat wuy ba tey ci xibaaru bitim réew yi ci réewum Haïti citoyen américain ak canadien yi ñu kidnappé woon samedi bi ci bëj penkum capitale haïtienne ba mën nañu jàpp ne mën nañ leen faat ndaxte chefu gang bi nga xamante ne moo leen jàppoon di Joseph Wilson daal dina def benn vidéo ci mercredi bi daal di ko partagé ne daal dina leen faat su fekkee ni kenn joxu leen xaalis
jeexale xibaaru bitim réew yi ak benn conférence internationale bi nga xamante ne moom lañ taxawal fas yéene si waxtaan ci li soxal wàllu justice si ñaawteef yi ñuy faral di def si àdduna wërngal këpp ak li mu mën a jural Afrique de l'Ouest ndaje ba nag mu ngi war a am si altine gii di ñëw ci kàddu organisateur yi mu ngi war a am si lu tollook ñaari fan ñi ko organiser nag mooy waa fondation Wayamo ak le programme pour la promotion de l'état de droit en Afrique subsaharienne ak tamit fondation Konrad Adenauer mbokk yi li moo nekkoon seen xibaaru bitim réew. bi nañu ci tàggat yaram mu di xibaar bi mujj di ponk mu mujj suñu xibaaru tey ji classement FIFA bi la ñuy waxtaane ndax it loole ci ay bés waxtaane nañu Sénégal mi nga xamante ni fi mu ne nii kat daal ne am doole loolu ci biir Afrique du ñu def lu topp ci Ndeye Coumba Fall. ñu tombali xibaar yi ñeel tàggat yaram ak classement FIFA bi nga xam ni Sénégal daal moo nekk ca kanam ginnaaw ba mu gañee ñaari match ci éliminatoire coupe du monde 2022 bi Sénégal nag dina jiitu ci classement bi topp ci Tunisie Maroc Algérie ak Nigéria bu fekkee ni classement bi changé wul ba jeexantalu éliminatoire mondial bu 2022 juróomi dëkk yooyee dinañuy moytandiku ci qualification mondial bu 2022 fii mu toll nii nag Maroc ak Sénégal dong ñoo qualifié daal di am ñeenti victoire ci ñeenti génn. ñu toftaleeg Habib Beye mi nga xamante ni daal dinay nekk entraîneur moom nag ginnaaw ba mu daal di gagné reconversion wu consultant ban ko doon amalal ci chaîne française bu Canal Plus daal dina ñuy firndeel rek ni nekk na entraîneur u Red Star yi ginnaaw ba mu fa nekkee di ko téye lu mat weer. Habib Beye nag doon na joué sa RC Strasbourg ak sa Marseille. léegi nag daal di nañ koy signeel mu daal di nekk coach ci club ba nga xamante ni ma nga nekk ca région parisienne ba. ñu jeexalee Karim Benzema mi nga xam ni parquet bi daal dina koy jàpp alxamis fukki fan ak benn ci weeru octobre sa Versailles moom nag daal di nañ koy tëj fukki weer mu ànd ak nag amende ba nga xamante ni tolloo naag 75 000. Karim Benzema daal dañ ko daal di jàpp ci lu jëm ci wàllum chantage. bu affaireu sextape ba kam ka def rek di ki nga xamante ni moom la bokkaloon équipe bu France di Mathieu Valbuena am na itam ñeenti ña nga xamante ni ñu ngi leen di topp ci lu jëm ci wàllum chantage gi nga xam ni ministère public daal dinay am ci ñoom fukk ak juróom ñetti weer yum leen mën a tëj mu ànd ak sursis wala itam ñeenti weer yi nga xamante ni war nañ leen ko mën a tëj lii moo nekkoon seen xibaar tàggat yaram. mbokk yi lii leen fi jàppaloon ci xibaaru guddi gi sant leen gërëm leen ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun saa su ne di ñu toppandi ci www.prestigethies.com di leen ñaanal guddi jàmm.